benn point Ajara wax li femme biy dund mën nañoo ku nekk mën nga expliquer mais man ci plateau bi fi ñu toog nii dama gën a apte pour expliquer ko parce que man dama ko dund. waaw lu ma diis nag pour ma wax ko waaw lu ma diis loolu sax pour ma wax ko sama mbokku taalibe ba la toog su ma jumulee bokk na ci ñi ma seet si woon hôpital kii toog sol lu bële li bizarrement. daf ma yóbbu fu sori man dama ko dund ñaari yoon sama taaw bu góor ci laa ko perte fii hôpital principal. Allahu akbar. te je vais citer des noms man tur laay wax parce que sama gynéco René Bénis la tuddoon demoon nañ ba Grace Savoy mi nga xamante ne moom moo yoroon IPM bi dañ ko porté woon plainte parce que bi may njëkk perte daanaka man sama premier mariage def naa 6 ans de mariage sama borom kër bi ma amoon demoon na ba personnel bi ñuy tas bi ñuy divorcé dama lay wax motif bi. sa morom yëpp a ngi am doom amoo tout tànk la. Pape Sidi dégg nga loolu de li ma wax. sa morom yëpp a ngi am doom amoo doom. waaw bi may perte Serigne Saliou maa ngi nekk xale maa ngi am 16 ans. 16 ans gone gu yor këram am 16 ans pour nga xam ne que yow mi yaa ngi matu. donc ku musta dund matu da nga naan exactement est-ce que lii may def nii matu la wala poche d'eau bi rompre nii est-ce que loolu la messe de me rappeler mi ngi doon door a xew du ma ko fàtte. barki Cheikhul Khadim ma envoyé ko messe de me rappeler jàpp na ni maa ngi sama kër yaay mu rappeler sama yaay non sama yaay laa envoyé laa woo messe de me rappeler bi dem ci moom mu rappeler sama borom kër muy liggéey mu ne ko Bijou mi ngi kër ga normal fekk man li ma sentir ba gis ko man moom laa ko doon wax ne ko lii lan la. fi ma nekk sama biir kër xaw ma ni man mii li may def nii mat la mi ngi tàmbali 20h du ma ko fàtte ma ko jour 1er janvier le 2 bu ma fi nettalee trajet bi yëpp dafay daal di gudd le 2 bi ñu xëyee dafa nekkoon samedi mais gynéco bi ubbi na maa ngi dem ci biir hôpital bi dem naa ci cabinet fii place de booy dem boo passé ex tribunal bi station Total bi immeuble su ma jumulee xaw ma naka la immeuble xaw ma naka non en face Salama assurance su ma jumulee foofu la fi nga xamante ne foofu la cabinet nekkoon bi ma ñëwee fekk ma ko fa dama dem automatiquement fi nga xamante ne moom mooy principal li ma dund principal laa ko dundee imagine toi te man fa laa juddoo ma ngay tudd pavillon Saint-Louis à l'époque principal xanaa ñi fi màgg xanaa ba xam nañ ne ba may judd pavillon Saint-Louis yooyu ñoo amoon de chambre 11 bi ma demee sage-femme bi nga xamante ne moom moo ma doon jël il est mu ne ma yaa ngi matu non seulement ni ma accueillir yéegal toog yow xamoon ni da ngay ñëw pour wasin si xanaa ma ne ko xaw ma ci dara maa ngi nekk xale sama borom kër mi ngi nekk xale. yaa yóbbu sa bopp. maa yóbbu sama bopp. est-ce que te balaa maa yóbbu sama bopp bu ñu ko fi expliquer day gudd ci émission. ndax li ma dund yëpp balaa maa egg sama kër balaa maa egg si fi nga xamante ne moom mooy salle d'accouchement bi mënuma laa wax ni mu toll. te ñi may setaan xam ma dëgg xam nañ leen kii li muy wax dëgg la. bëgguma ci sax di ci sori. bi ma accouché ni mu téyee xale man bi may ñëw dama jàpp ni moor ku indiwul bakken laay indi parce que li ma sañee ci yoon bi ak li ma gis yëpp ak li ma dund yëpp traumatisme bi ma àndal yëpp bi may egsi dama ne woon man damay ñëw pour loo xamante ne ëmb bu yàqu la ñu changé leneen bi mu ñëwee ne ma yow sa doom bi dafa tuuti dafa naan liquide am yow dafa naan ci liquide bi ba mu ëpp ci parentère bi la jollu xale bi pour mu dem couveuse Pape Sidi ñi ngi may setaan ci parentère bi la ko jollu comme ngiri bi nii rek nga jollu xale bi yow sa doom bi dafa ndaw jël am na doom bu góor Pape Sidi xale ku am 16 ans. traumatisme. 16 ans Pape Sidi nga gestu ni kii am na doom bu góor 2 jours ñu ne la xale bi décédé na kooku du décédé beneen bi ci topp ma ëmbaat ay seex médecin bi ma ñëwee xam nga lu ma wax
da nga am kyste bi day màgg ak kii bi xamul sax ni ko ay séex la benn grossesse la gis ndekete ay séex la kyste bi war a alimenter grossesse bi Moussa Sène si je me trompe nga yaa ngi ci biir parce que yaa ngi def santé foog naa ni war nga apte pour comprendre exactement li may wax kyste bi moo doon alimenter ndekete grossesse bi mu ne ma dañ lay opérer pour génne kyste parce que kyste bi day gën a évoluer ni grossesse bi di demee kyste bi ngi gën a évoluer il faut ñu dindi ko maanaam ñu opérer la ci kaw grossesse bi defal la tocolyse Moussa yaa ngi may dégg tocolyse Pape Sidi mooy nga jël glace comme exemple rek dama la koy jox benn misaal nga congeler benn affaire sachet ndox te takk ko glacé ko ci congélateur bi boo ko génnee ci congélateur bi du décongelé ah Pape mu defal ma opération bi déjà man gisuma woon bi may dem anesthésiste bi ma ñëwee ci biir salle d'opération bi ci biir bloc bi ci la xam ni que ci la xam ni que kii nit ku am yaram la Khadija sigil déedéet bu fekkee nii lañ koy expliquer moom day xaw a metti parce que man mi dëgër bi di ko expliquer nii dama bëgg ñu déglu ma non c'est que Sénégal dafa métti de Pape Sidi man bi may dugg ci biir bloc bi fii clinique internationale bi may dugg si ci la médecin ki nga xamante ne moom mooy kiy def nu mu tuddati ki may defal pour anesthésiste bi ci la may door a gis te ma waroon a gis raxu anesthésiste avant consulter ko ba mu xam ne kii lii la seringue bi lii la bii laa war a utiliser nit ku am yaram la wala nangam ak nangam allergie na ko wala allergie wu ko wala dara raxu bi may def traitement maa ngi yuuxu maa ngi koy sentir xamul ne kii raxu bi ma demee Amérique médecins yi dañu doon wootante di ñëw parce que dañu naan opération bu toll nii nan la ko nit amee li tax Ahmed Khalifa Niass toog fii ma ne ko chirurgie est-ce que dagan na man maa xam li tax ma laaj ko parce que j'ai enlevé mon ventre bokkuma ci ñi nga xam ne dañu am yaram taxaw di wax naan dañu naan tee bi pour jeex dañu naan non j'ai payé des millions pour faire cette opération dama lay expliquer pour nit ñi comprendre bañ di naxaati di wu ay fleurs. nga ni bi mu lay xotti yaa ngi koy yëg dama ko yëg ba yuuxu ñu door may pikiir ci année ci kii bi ci perfusion bi pour ma nelaw pour man ma nelaw ça se passe au Sénégal mu waaw fii wuy ma en face Blaise Diagne fii clinique internationale je précise mes mots fii fa lañ ma opéré sama médecin parce que gynéco yi dañuy am ay médecins ay cliniques yoo xamante ne ci la ñuy liggéey en parfaite collaboration fii zone B bi ma génnee ci biir bloc bi loolu ñu defoon pour garder grossesse bi te fàtte na ni que déjà xam nga nit ku am traumatisme nga ñëw médecin bi taxaw ne la da nga amee dystrophie xam nga lan mooy dystrophie Pape Sidi déedéet Pape Sidi dystrophie ci jigéen bu ko am mën naa ne tey jii keroog am na ku ma doon waxtaanee ma ne ko man damay woor 30 jours ci koor gi mu ne ma loolu mu mënee nekk ci jigéen day am boo amee dystrophie mën na laa dal Pape Sidi tu vois même pas tes règles. day décalé quoi. waaw dystrophie lañ koy wax soo ko amee tu vois même pas tes règles mën ngaa weer 30 jours war nga koy woor normal tu vois pas tes règles tu as les trompes bouchées et si tu as les trompes bouchées nan ngay gisee say règles bay am doom. règle cycle bi du normal. du normal est-ce que comprendre nga. ngay dund loolu ñu opéré la 2 jours après nga pertaat li nga xamante ne moom mooy grossesse su seex yi nga toog rek jékki-jékki ne club xam sa waa kër ñëpp tiim ñu gàddu la yóbbu urgence SAMU ñu ne kii pompé nañ ko def massage xaw ma lan. jéem a fàtte nañ ñii daanu yuuxu fii ñii yuuxu gauche ñii yuuxu droite Serigne Saliou defaral na ma de barki Serigne Saliou Mbacke Serigne Saliou ma defar billaahi wallaahi taalaa Pape Sidi damaa demoon xam naa nag moo tax ma ëpp nit moo damaa demoon moom. c'est ça fait ay yu bari yoo xamante ne daal ça fait froid dans le dos. lii ku jigéen kii dund man li mu dund nii ba faatu man daf maa dal. xam nga sànq maa ngi naan la tekk li ngay wax yëpp maa ngi bind. te man xaw ma woon ne sax li da nga ko dund maa ngi naan ku jàmbaare nga. te Pape Sidi yu bari. vraiment te xalaatuma woon ni. est-ce que kii dina toog tey jii ci plateau bi ndax dafa bokkoon ci ñi ma doon seet. est-ce que chaque jour dinañ ñëw jàng moyen bu jës bu mu xaddimaat chaque jour pendant diir bu gudd loolu nag daf ma gën a forcer ba tax ma forcé wu sama bopp ci télé forcé wu yeneen lu ma mës a expliquer nag. est-ce que du lu ma mës a wax ci àddina. donc lii moom moo taxoon lii am il fallait lii am plateau bi toll nii ñu waxtaanee ko parce que gis nañ bii ci farce bi ci foo bi am na yeneen yu bari yoo xamante ne
tey bu ñu koy wax si li ñu dund ci li nga xamante ne médecine Sénégal ñi ngi def ay erreur da nga naan déedéet tey bu ma demee ba ay tubaab ñu tiim la di reetaan opération bi ñu la defal fii dañ naan danaan moom kan moo def li Mais ça m'est arrivé avec des lii fees la lii daanaka fees la di Moi, ça m'est mais arrivé regarde avec le cas de Ngaaka Blindé Pape Sidi avec cette opération fii da ci nga naan kii fii ci 2S am na ku du ma la wax turam am na ku fi am doom ñu defal ko césarienne mu ñibbi këram ba bay ngéntale di jot deret di arrêté wul ndakate ciseau ba lañ fàtte ci biir ba. non billaahi allah allah ciseau bi lañ fàtte ci biir bi ñawaale ko mu am hémorragie interne. waaw C'est-à-dire là on est en train de pointer du doigt les problèmes mais ça veut pas dire que tout est à jeter. Non. On n'a pas un plateau médical relevé. Mais Pape nous Sidi. avons de bons médecins. Khady laay ñëw après ma ñëw ci yow door a jox